هدت ولا ألفى لعهدي أنكذ بأني على حبي لأحمد أمكث أحبك حبا لا يكيف أمره وكل الذي يهواك أو من يحدث فليتي ألقى المصطفى القرم ليته. mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mboolem téléspectateur yi fu ñu waay mën a nekk rek ci àdduna wërngal këpp ñu ngi lay nuyu di la ziara di la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. tey nag ni ngeen ko gisee ñu ñëw ziara ci dëkk bu sell dëkk bu tedd dëkk boo xam ne nii yàgg na ci histoire Sénégal marqué na histoire Sénégal ni ngeen ko gisee noonu ñu ngi doon di dugg ci fi nga xam ne mooy dëkk bi ñuy tuddee Kër Madiabel ngeen gis ko noonu ci taar ba macha allah gis ngeen di nga xam ne mooy bii abi di environnement bi ni mu mel rafet lool taaru lool ñu ngi ñaan yàlla taaralee ko li nga xam ne ni mooy Sénégal waaye itam taaralee ko li nga xam ne mooy àdduna waaye génne fi li nga xam ne mooy mbas mi nga xam ne mooy coronavirus. ñu leen di leen ziar tey nag ñu war a dugg ak yéen ziar fii ci Kër Madiabel dugg ci place bu tedd place bu màgg boo xam ne ni kilifa gu mag di Mawlana Cheikh al Islam Saadat Anam moom mooy ki nga xam ne moo ko sancaloon rakkam di Cheikh Serigne Mbaye Niass radiyallahu anhu waaye bi mu fi jógee itam doomam Alhaji Barham Niass remplacé ko fi macha allah nekk xalifa uf njaboot gi nekk koo xam ne ni ñu ngi koy xamee ci dëggu ga ca taalibe ga ca liggéey ba ca xam-xam ba. ca sàkku li nga xam ne mooy ngërmande yàlla yonentam waaye liggéey réewam te su ma waxee loolu danañ ko seede ci image yi nga xam ne dañ ko gis incha allah dem nañ ziare ci réalisation yi nga xam ne yi ëpp yi mu def tey mooy li nga xam ne mooy juma yi nga xam ne nii fi lañ war a jaamu yàlla waaye laata loolu li arab bi di wax ne al madaris qabla al masajid al madaris qabla al masajid école yi laataa ngay tabax li nga xam ne mooy juma tabaxal école ndax boo tabaxee école boobu noonu ci lay imaam yi di génn ci lay borom xam-xam yi di génn waaye boo njëkkee jàkk nga xam ne ay borom xam-xam ñoo fa war a def kon borom xam-xam yooyu fan la ñuy dugg wala boog juma jooju kan moo koy war a jiite ndax borom xam-xam la kon nag bala ñoo tabax ay juma wala ñuy tabax lu mu mën a doon ay hôpital ak rajo boo ko fay toog dafa war a am xam-xam. ca daara ji la wala génne jumaa ji ko fay jiite ca daara ji wala génne médecin bay faj ca hôpital ba ca daara ji wala génne xataa kii jaay sax war naa jiital xam-xam comme ni ko Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass waxee woon rek na ko Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass waxee woon suñu sëriñ bu màgg boobu noonu nga xam ne waxoon na ne waaw da ngeen jiital xam-xam ci jëf nag mu ngi noonu. fa tabarakallah yegg si nañ fi nga xam ne mooy kër Cheikh ci xadaratu Cheikh Serigne Mbaye Niass fekk fi taawam macha allah gis ngeen jumaa ji taar boobu noonu école bi dem nañ fa ziare ko macha allah daara ji la même chose hôpital bi fi nga xam ne mooy poste de santé fekk nañ ki nga Cheikh Baye Thiam moom nekk infirmière bi waxtaan nañoo moom ci ay kàddu yu am solo incha allah dañ dugg visite am solo comme yéen koy toppee ci li nga xam ne mooy reportage bi fi nga xam ne mooy rajo bi itam fekk nañ fi nga xam ne mooy directeur bi di Souleymane Biteye moom itam gis ngeen waxtaan wi nga xam ne dañ ko seq moom incha allah dina ñëw moom itam waxtaan nañ ci lu am solo ci wàllu rajo beeg demee réalisation yi ak bëgg-bëgg yi nga xam ne ni moom la sëriñ bëgg ci kanam incha allah ci noonu tam dem nañ fi nga xam ne mooy ci marché bi tam ni nga xamee mu nekk ci construction pareegul waaye ba léegi am nañu fa nekkaale di fa yëngu macha allah. kon nag mbokk yi mi ngi noonu kon ni ñuy def rek mooy ànd ak yéen ci waxtaan wi incha allahu rabbi. بحب رسول الله سادت عشيرتي ونسلي ومن يرعى ذمامي ويمكث بحب رسول الله تعلو مدينتي على المدن والأمصار والخير يحدث بحب رسول الله تعلو منارات ملك عادك دار ينفذ عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تضيء القبر ساعة أجداد عليه
صلاة الله ثم السلام وآل وصحب بالحديث تحدثوا شهدت ولا ألفاء لعادي أنكذ ñun nag ay béykat la ñun mbéy rek la ñu am nañu wax ci mbéy ma wax ak yéen ngeen dégg ma kenn ku ci dugg na wax ñu leen ne yaa ngi tooñ dañoo béy ba nawet bi wàcc ñu bëgg ko jaay ñu jafe lool yow yàlla ma ngi lay ñaan bu ñu boole sa benn jaam ndax ñii gis naa ne kenn bëgg nañu ci dara yéen xam ngeen ko sax na béy gerte ban ñoom ni mbay bi méttee ngay tawte ci àll bi naaj bi di la tàng ñi nekk ci seen kër yi nekk ci seen climatiseur nekk seen service naan seen ndox yu set yi yow ngay reyante ci àll bi naaju tàng di dajeeg jaan yi dajeeg ji dajeeg lépp ba gerte gi pare nga bàcc ko jóor ko ñu ne kenn du ko jënd ñooñu baaxuñ de. asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Souleymane Biteye nekk directeur bu rajo Tawfekh FM fii ci Kër Madiabel rajo bi nga xam ne Cheikh El Hadj Ibrahim moo ko fi def mu bokk ci benn ci yi nga xam ne ay réalisation yi nga xam ne def na ko fii ci dëkk bi vraiment ñu ngi fii nag di def suñ participation ci gox bi fexe di jokkoo population bi nga xam ne ñoom lañ nekkat rawatina ñi bay ak ñi nekk ci loolu di waxtaan ak ñoom di leen jéem a jege su ko defee itam ubbil leen suñu bunt yi ñuy man di indi seeni jàmbatu ak li leen di neex mais itam ubbil leen suñu micro ñuy wax seen li leen soxal ci réew mi ak ci tund wi vraiment mu nekk lu am solo loo xam ne dafa ñëw ci waxtum sëriñ bi comme niñ ko xamee moom liggéeyam yëpp mooy liggéeyal Baay moo tax bi mu ñëwee indi fii lii itam lim njëkk a def mooy encouragé ñu mais jox ñu ndigal itam ci dem ci pays bi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ndax ku la jàkk ci kër wax la nooy toogee ñu jokkoog Alfayda xam ne tey mën nañu wax ne mooy ndey ji jiitu def liggéey bu am solo ñëw ñu itam pour soutenir leen mais fekk fii itam Baye FM ak Almadina ñoom ñëpp vraiment ñuy def liggéey bu am solo ñun itam ñu ñëw pour jéem a participer ci liggéey boobu comme ni ma koy waxee rek liggéeyu pays bi amul rivalité maanaam kenn ku nekk daf cay jàpp ki la jiitu nga ñëw jàppale ko mu gën a dem waaye itam nga fexe ba yëf yi gën a yaatu ñeneen ñi gën ci jot parce que loolu mooy mission bi nga xam ne moom la sëriñ bi dox moom dafay wax ne lépp loo xam ne liggéey la pour Baye Niass nee na moom loolu rek ay liggéeyam waaw parce que nee na moom amul dara amul benn bëgg-bëgg amul benn ambition rajo bi sax duy bëgg ñuy wax rajo Alaaji Baraam waaw parce que nee na moom deful dara yii yëpp ak fàggutee fu mag ñi la mu nekk loo xam ne lu am solo la vraiment di kontaan itam yéen itam ci ñëw bi ngeen ñëw fii parce que itam mënoon na leen ci ñàkk a fekk mais nag seen ubbeeku ak itam gëm ne liggéey bi benn la ngeen ñëw seet si ñu fekk ñu ci place bu xeebu bi macha allah loolu daal am nañ ci kontaan te am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax. dëgg ñu bëggoon a xam nag rajo bi ban façon rajo la ndax rajo diine la rek wala dafa généralisé. waaw rajo bi rajo dafa généralisé ndax rajo diine ji moo ci ëpp li gën a bëri diine ji moo ci ëpp mais nag terewut comme da nga bëgg a wax ak population te dafa bëri ay pàcc-pàcc looloo tax biñ toogee gis ne population bi dañoo bëri ay bëgg-bëgg ku ci nekk ak li nga bëgg ñu ne information ci la bokk kon foofu ñu am ay xibaar yu ñu leen di jox diine ci la bokk ñu am émission yu am solo yu mu ngi fiy dox ay boromi xam-xam di fi def ay émission mais diversité itam ci la bokk mooy fexe ba bégal nit ñi loolu tax na ba am nañ fii ay émission ñu am ay animateurs yoo xam ne dañuy bégal nit ñi
am nañ fi sax émission yoo xam ne ci wàllu ngoyaan la ak yooyu ak émission jigéen ñi rajo bi daal lépp lay def lépp loo xam ne gis na ne su ko defee xacc nit ñi parce que am na nit koo xam ne mënoo ko xacc ci li nga bëgg lu mooy danga ko fekk ci li mu bëgg waaw parce que sëriñ bi may wax mu ne nit ki soo ko bëggee dimbale da ngay mel ni ku ko bëgg a dimbandikoo dégg nga loolu nag moo tax ñu fekk kenn ku ne ci la nga bëgg indi la ci ndax dafa am lu mos a wax biñ créé fi benn émission bu ñuy wax fay naange ci yor bi ñoo indi fi génn góor bu ñu xam mu nekk nit social nekk magam géwél itam ñu koy wax Babacar Mbuub bi émission bi pare ñu ànd dem fa nuyu ji ko moom sax affaire bi daf ko sogee sëriñ bi ne ko ba ma ko waxee ne ko dañoo amoon émission mu ñëwoon ci bokk ci participer ci waxtaan wu am solo mu ne ma man fecckat yi sax bëgg naa leen ci rajo bi mu ne ko sëñ bi fecckat mu ne ko waaw mu ne ko xamalu tax parce que fecckat bi am na ku ko bëgg te saa yoo ko génnee rek génnee waale nga groupe bi ànd ak moom loolu nit ku am gis-gis moo koy def looloo tax rajo bi dafa généraliser lépp daal la boole mais nag toujours diine ji moo gën a nekk li nga xam ne mooy priorité mais yeneen yi ci la ñuy jaar pour xëccaale ñi ci diine ji itam waaw macha allah moom danaa koy wax sax léeg-léeg sëriñ bi ma ne ko mu ne ma nit ñaa ngi ñëw ci man di rafetlu liggéey bi ma ne ko ñun defuñ dara xëy na seen barke la rek waaw parce que rajo boo xam ne bi mu ubbeeg léegi presque ci ñaari at lay toll mais fu ne dañuy fay ooye dañuy ooye ba Kër Samba Gueye ci frontière bi di rafetlu liggéey bi te am na audience bu baax a baax ci émission yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi ko fi def waaw loolu daal vraiment lu am solo la xëy na ñun dañ ci nekk rek mais am na lu jiitu toujours liggéeyal kilifa xam nga ñaan dafay jiitu ci barab moo tax boo ñëwee yëf yi yomb rek bul jàpp ne suma xam-xam la waaye dafa fekk xam-xam bi barke bi jiitu moo tax daal vraiment ñi ñaa ngi déglu am nañu audience bu baax a baax ci tund yi ñu nekk te loolu moo ñu gën a itteel parce que ñoom la ñuy waxat te boo fexee ba ki ngay waxat wax dëgg yàlla mu lay déglu ba pare di rafetlu loolu am na solo waaye danaay wax toujours itam danaa koy wax saa yu ma jëlee micro bi naa bëgg naa ñi wax ne baax na mais toujours itam soxla nañ ñi wax ne waaw critique bi ñi wax ne lii am na erreur defeel nangam bu ngeen defee nangam waxuñ ne nag lépp lu nit indil dañ ko jël mais nag bëgg nañ di déglu xalaat yi danaa leen koy wax sax nanaa leen dama pareegul waaye dinaa defar benn box boo xam ne ci biti lay nekk ku am say chakawa say jàmbat ak yooyu boo ñëwee nga def ko fa su ko defee ñun loolu dañuy dimbale walla mu ngoog su ko defee ñun ñu mën a xam fan la ñuy jaar gis itam yi nga xam ne yaakaar nañ ne suñ defoon mu gën a rafet su ko defee ñu kii ci ndax ñi ñëpp ñoo bokk ay xalaat waaye nag xalaat yi mën na gën a rafetante loolu daal mooy li nga xam ne ci lañ nekk soxla nañ xalaat yi ñëpp nag rawatina yéen mi nga xam ne sax yéen ñuy jiitu ci liggéey bi vraiment. rajo bi rajo privé commercial la wala rajo communautaire. waaw léegi nag rajo communautaire la waaye nag ñu ngi ci démarche yi pour def ko rajo commercial ndax loolu moo doon objectifu sëriñ bi parce que benn kilifa daf fi ñëw laaj ko ne ko yow ban rajo nga defar mu ne ko man rajo bi gën laa bëgg. léegi nag des na ci ñi koy indi ñoom lan lañ may indil mais ñu ngi ci démarche yi pour jëlee ko ci rajo communautaire yóbbu ko ci rajo commercial mais en attendant moom ñu ngi nekkaale ci rajo communautaire waaw loolu daal ci lañ tolloogu mais nag xam naa ne feeg ay weer ci kanam parce que démarche yi moom daanaka signé moo ci des pour ñu war a dem ci rajo commercial loolu bokk na ci ambition rajo bi daal. personnellement ba pare ñaata nit la am nga ay techniciens ak ay animateurs. waaw am na fi ay techniciens am na ay animateurs ñi fi nekk nag nga xam ne ñoo nekk fii ci rajo bi di liggéey xëy na bëreeguñ boloon à peu près mënuñu passé 5 wala 6 personnes mais nag am nañ ay animateurs yoo xam ne waa extérieur ñuy ñëw di participer di def ay émissions yoo xam ne yu am solo la. moo xam ñi def émission ci wàllu diine ñi def émission ci wàllu environnement ñi def émission ci wàllu mbay lépp
ñu ngi fi am sax benn animateur boo xam ne yaakaar naa xam ngeen ko sax muy Ibrahima Thiam muy expert la ci wàllu mbay xam na lu bëri ci wàllu mbay mu ngi fi def émission bu am solo ñu tuddee ko jéeri ji vraiment muy émission boo xam ne bés bu nekk nit ñi dañuy woote di nax naan nañuy yokk heure yi parce que li muy wax dafay teel nit ñi surtout ci wàllu mbay mi te xam nga ñun secteur bi ñu nekk mbay moo fi gën a kii ñi fi nekk daal di liggéey ko sax fi ci rajo bi moom ay 6 personnes lay doon mais nag am nañ ñeneen ñu nekk ci biti ñoo xam ne dinañ fi ñëw di def ay émission yoo am solo. dëgg laaj bu mujj bi rek mooy gis nañ ne am na ay émission yoo xam ne yéen a ngi koy def ci biti comme ni nga ko waxee dégg nañ ci ku ci mel ne Alaaji Abdou Ñaan bu Touba Ñaan ak Oustaz Bachir Thioub bu Diourbel loolu xalaat bi fu mu jógee. waaw xam nga Oustaz Bachir yàlla dafa def man dama xaw a kaw te dama bëgg démb loolu yàlla moom moo ñaaleeg loolu moo tax biñ ñëwee bokk na ci émission yi ma njëkk a xalaat mooy fexe dugg ci tund wi xamante mag ñi fi nekk waaw parce que ay kunuus lañ man kunuus laa leen di tuddee ñoo xam ne nit ñi war nañ leen di xam te toujours nit moo mën a documenter boppam xam nga man mën naa toog wax ci nit diw ne diw mooy nangam mais dana am lu ma bàyyi wala dana am lu ma yokk ñu xalaat ne nag di dem ci mag ñi waxtaan ak ñoom ak borom xam-xam yi ne ci tund yi xam ñooy ñan fan lañ jaar fan lañ juddoo fan lañ jàngee liñ daj ci seen biir dund ñu créé émission boobu ñuy wax jaar-jaar maanaam zira saate nit ki moom mooy wax boppam ñun du ñu yóbbaale benn question bu ñu koy laaj dañuy dem rek laaj ko moom mooy kan ci biir waxam nag danañ ci génnee ay questions yu ñu koy laaj mu nekk émission bu am solo li ma ci gën a marque mooy valeur yi ngay jàngee ci biir ñi ngay waxat mag ñi booy wax ak ñoom dafa am yu bëri yoo ciy jàngee ci ñoom muy émission bu am solo nit ñi bëgg ko loolu nag biñ koy commencé sëriñ bi ci lañ ko commencé moom ci boppam. waaw parce que bi ma ko defee biñ programmé émission boobu jaar dem wax ko ne ko nag dañoo bëggoon moom mu nekk sharaf yow ngay première personne boo xam ne moo ciy wax vraiment mu def émission boo xam ne ñu bëri biñ ko dégloo sax am na ñoo xam ne ci ëllëg sa dañuy ñëw fii di ne dañ doon jooy ci guddi gi parce que daf ci wax yu bëri ci biir dundam ak coono yi nga xam ne moom la jànkuwanteet ba mu nekkee ca daara ja ba muy taxaneek ba ni leen baayam doon jëlee làmbaram di leen delloo si fii coono yooyu yëpp xam nga dafa baax pour nit ñi xam ko parce que bëri na ko fekk mu toog ci teraanga lam toogee boo xamut li xew démb da nga naan affaire bi dafa yomb mais yombut def nañ ko fi ay kilifa yu bëri wax nga ko Alaaji Abdou Ñaan moo nekkoon defe naa 3e numéro bi sax ñu dem ci moom dem nañ ci Oustaz Bachir Thioub vraiment muy borom xam-xam ko ubbeeku macha allah vraiment muy émission boo xam ne daal nit ñi bëgg nañ ko te am na solo waaw vraiment dem nañ ci fu nekk ci Ndofane ñu ngi waaj sax pour dem ay Médina ak yooyu pour toog ak kilifa yi suñ leen mënee am xam nañ leen ba pare xam nga doomu baay nga sëtu baay nga ku mel ni imam Cheikh Cissé bu ñëwee toog ak moom ku nekk xam ne ni imam sëtu baay la doomu ba Sëñ Aliou Cissé la mais jëlee ci moom mu wax dañ ci jàngee yeneen yooyu rek lañ jublu ci émission boobu fexe gone yi xam mag ñi xam fi ñu jaar jàngee ci ñoom nan la ñuy def ba defar seen dund mais itam jàngee ci ñoom nan la ñuy moytoo pakk yi ni ci dund nit ki mu moytu ko ba nga xam ne moom fam jaaroon te ne bu tey démb doon tey du ma ko def yow ndaw li nga jàngee ci pour bul ko def yooyu mooy jubluwaayu émission boobu daal moom la ñuy tuddee jaar-jaar. waaw ñoo ko bokk kontaan nañ bu baax am nañ satisfaction ci ñëw bi ngeen ñëw fii vraiment kontaan nañ bu baax yéen itam ñu ngeen di remercier di leen ñaanal avancement ci li ngeen nekk yàlla gën leen di jàppale ñu ngi gërëm di sant jërë ngeen jëf.
بحب رسول الله سادت عشيرتي ونسلي ومن يرعى ذمامي ويمكث بحب رسول الله تعلو مدينتي على المدن والأمصار والخير يحدث بحب رسول الله تعلو منارتي منارات ملك عادك دار ينفذ عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تضيء القبر ساعة أدداد عليه صلاة الله ثم سلام وآل وصحب بالحديث تحدثوا. Je m'appelle Cheikh Baye Thiam, je suis l'infirmier chef de poste du poste de santé de Keur Madiabel 2, encore appelé Serigne Mbaye Niass. Voilà, un poste qui est le fruit d'énormes travaux effectués et d'énormes prières effectuées par le marabout, à l'occurrence Cheikh Barham Serigne Mbaye Niass. benn doomu médicament la moo xamante ni benn partenaire moom moo ko maye quoi. moom fa nekk Sénégal. moom mi ngi France à Nice. Nice lay nekk xamante ni bi may photo sama téléphone ak tamit naa la ko yónnee. photo cérémonie bi sax cérémonie de. incha allah parce que nag amul local. man maa nga bàyyi benn chambre ci sama logement. abal leen ko ñu ci denc seen ay garab. boo paree combiné ko. waaw. def benn reportage. c'est bon. waaw c'est bon. ñun sax moom partenaire yi moom mooy doxal li wax léegi. moo nga xam ne ñoo wala du mën a doon. lii ko waaw lii ak lii ngay gis nii nga c'est des masques bien alcool tamit partenaire yi local waaw mur bi n'y en avait pas, mais avec le CDS, l'infirmier chef de poste et le CDS, ils ont pu réaliser une mur de clôture pour séparer vraiment la maternité des logements afin de mieux respecter l'intimité des patients. Les patientes autant pour moi. Souvent les partiantes, ça veut dire que les femmes qui sont en période de travail, quand on prépare l'accouchement, quoi, dans le cadre de la préparation de l'accouchement, on évite vraiment à ce qu'il y ait vraiment, on fait de sorte qu'il y ait vraiment une intimité par rapport à l'extérieur, raison pour laquelle on a mis ce mur de clôture. Okay. Ouais. Ici c'est la maternité. Avec une toilette extérieure pour les femmes qui viennent en consultation et qui accouchent ici. Il y a aussi la salle 6 de couche. Et on l'appelle 6 de couche. C'est les femmes, après accouchement, c'est ici qu'elles se reposent avec le bébé, quoi. Ouais. Il y a la salle d'accouchement avec 2 tables d'accouchement. Avec 2 tables d'accouchement. Un coin du nouveau-né, c'est ça qu'on appelle coin du nouveau-né. C'est un dispositif avec lit, lampe chauffante qui permettra au bébé de conserver la température maternelle, la température de la mère, la température utile en quelque sorte, quoi. Il y a un stérilisateur. Il s'agit d'un autoclave qui nous permet vraiment de stériliser
tout le matériel d'accouchement ou bien de manière générale tout le matériel de soins dans le cadre d'éviter tout ce qui est infection nosocomiale, mais aussi les infections qui se transmettent par voie sanguine telles que le VIH/SIDA, l'hépatite B. Comme vous le savez mieux que moi, c'est des infections qui sévissent en grande partie dans nos régions. Oui. Nous, dans ce sens, on voudrait vraiment éviter ces infections, raison pour laquelle on a trouvé un dispositif dit nom de autoclave qui nous permettra de stériliser tout le matériel de soins. C'est bon. Il y a notre salle aussi de couche avec 4 lits, 5 lits. Ici, là, vous êtes partie des lits d'hospitalisation. Nous sommes parvenus par don. Ce n'est pas quelque chose qui a été octroyé par l'État, mais par don, par un partenaire qui est au Canada, du nom de Ousmane Diop. Oui, au Canada. C'est bon. C'est pour les boissons de quartier. Cela le fait maintenant. Une fois qu'ils ont une urgence, la nuit, elles vont appeler la sage-femme. Le gardien à son tour va appeler la sage-femme. Comme ça, elle pourra venir pour faire soit un accouchement ou bien prendre en charge cette urgence. C'est ça, quand c'est ici la salle de garde. Le poste n'a pas assez d'espace. Non, n'a pas assez de locaux. Le poste a beaucoup d'espace, mais n'a pas assez de locaux. Raison pour laquelle on a voulu continuer les réalisations telles que construire une autre salle d'hospitalisation avec une capacité d'accueil de 6 lits d'hospitalisation. Voilà la salle qui est en cours de construction. Nous voulons d'aller ça, Inch'Allah, dans les jours à venir. Il y a autre chose qui manque. Il y a un autre espace qui est là-bas qu'on a réservé pour la construction d'une pharmacie, mais aussi d'un magasin et une salle réservée aux gardiens. C'est réservé là-bas, quoi. Comme vous le savez, un poste de santé, c'est l'ensemble des services où on fait la petite chirurgie, l'infirmerie, ou bien la médecine, la chirurgie, mais aussi la maternité. On a déjà visité la maternité. Ici, c'est l'infirmerie, où on exerce tout ce qui est activité médicale, les consultations primaires curatives, les pansements, les injections, la prise en charge des urgences et tout ça, qui n'est pas assez grande, avec le bureau de l'infirmier chef de poste qui est là, une salle d'hospitalisation avec 3 lits d'hospitalisation, un dépôt pharmacie, très restreint, raison pour laquelle nous voulons créer une autre pharmacie. Il y a aussi un autre espace réservé au frigo pour la conservation des vaccins, et on a créé aussi un autre espace pour les pansements et les injections. Il n'y avait pas lorsqu'on venait, mais quand même avec l'intuition de l'ensemble de l'équipe, on a pu créer notre salle réservée aux petits soins, aux injections, mais aussi aux pansements. C'est ça. Les autres bâtiments que vous voyez là-bas sont les logements de l'infirmier chef de poste. L'autre, le logement de la sage-femme. Oui, ils sont tous logés dans le poste de santé. Oui. Donc en résumé, c'est ça un poste de santé. Il y a l'infirmerie où on exerce les activités telles que la petite chirurgie, les consultations médicales, mais aussi la maternité où on exerce les accouchements et tout ce qui est santé de la reproduction. On a pu aussi créer un autre espace qui est la salle d'attente. Vous voyez cette hall-là? Non, ici, il n'y avait pas. C'est l'infirmier chef de poste en collaboration avec le CDS
le comité de développement sanitaire et social, on a pu réaliser cette hall-là pour en servir comme salle d'attente, mais aussi salle de vaccination. Cette période-là, Mais aussi salle de vaccination, vous voyez. C'est ici qu'on a créé comme salle de vaccination. Il n'y avait pas, mais c'est nous qui avons pu réaliser ça. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, vous nous avez retrouvés en train de mener des activités de reboisement, dans la mesure où le président de la République a incité à toute la population à vraiment, je dirais même que le président de la République encourage désormais avec le nouveau code dans les demandes d'autorisation de construction de planter au minimum des arbres. Dans ce sens, nous aussi, nous avons jugé nécessaire vraiment d'organiser une journée de reboisement. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà les arbres, comme vous les voyez. Toujours l'ICP en collaboration avec le comité de développement sanitaire et social. C'est ça. Ok. C'est bon, Thiam. En grosso modo, c'est ça les réalisations du marabout. Sur le plan sanitaire, il y a le poste de santé. Avec tous les 4 bâtiments que vous voyez. Le premier bâtiment qui est là-bas, il s'agit du logement de la sage-femme. C'est lui qui l'avait construit sur fonds propres avec le clôture. Et avec un appui du BCI, il y a une somme de 40 millions qui a été déboursée par l'État. C'est avec ceci qu'on a pu construire les 3 autres bâtiments, à savoir l'infirmerie, la maternité et le logement de la sage-femme, de l'infirmier chef de poste. Oui, c'est ce que l'État a fait. C'est lui qui a construit le logement de la sage-femme, mais aussi qui a clôturé aussi le poste de santé. seetlu leen li ngeen di def ba xam yéen ñi nga xam ne dañoo bokk yéen réew mi ngeen bëgg réew mi ñu wateel leen ba ngeen tool ngeen ne li ñuy bay duñ ko jënd fu ngeen ko teg baaxee leen ñu ku ñu baaxee yal na la yàlla baaxee yërëm leen ñi leen féetee suuf yonent mu ne sallallahu alayhi wa sallam yërëm leen ñi leen féetee suuf kenn féetee ko di yàlla yërëm leen ñi leen féetee suuf ki leen féetee ko di yàlla yërëm leen wallahi su ngeen xamoon coono bi ñuy bëj ci suñu gerte gii ñàkk koo jënd xamuñ fu ñu koy jaayee di toog di dang woy ci marché yi ñu toroxal ñi naan fanweer ñaar fukk ak juróom man mii jaay naa ñetti ton bu nekk ma jaay ko ñaar fukk ak juróom benn bañ ko calculé ñu ne ñaar fanweer ak ñett la ñuy jaay ton bu nekk perte naa ci juróom-ñaari junni ñetti ton yi ma jaay ci benn bés muy ñaar fukk yéen ak benn xam ngeen ne lu baaxut de xam nga nekk ñu ko teg baaxut defut lu baax yow yàlla yaay suñu borom yi waayow maa ngi lay ñaan te waxuma kenn xooluma kenn jëflanteewuma kenn yaakaaruma kenn dimbale ñu ku ñu bëgg a bañ duñ jàmm ji yàlla bu fi jëlee ci saa yu baax ñun say jaam lañu bëgg ñoo tooñ bëgg ñoo dimbale buy tooñ waaye ku mën ta jënd suñu gerte gi jox fi keneen jënd ko loolu dëgg nag nit dafay wax dëgg su bëggee dee dina yokku dañoo sonn trop jël leen suñu gerte gi wala ngeen jox fi ñeneen jënd ko. الحمد لله القائل في محكم التنزيل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلوات الله وسلامه على حبيبه المصطفى القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه بكي نيغي لين دي نوي يين ñep di sant yàlla ci jotaay bi mu ñu boole tey di jotaayu lislaam di jotaayu alquran muy jotaay boo xam ne gëm nañ ne amul benn jotaay bu ko gën a rëy ci lislaam ndax bu ñuy wax islaam mooy alquran kon bu ñëwee fii tey sant nañ yàlla ci boole gi ci yàlla boole ci jotaay bi comme ni nga ko waxee sëriñ bi moo ñu yebal ne nañ ñëw fii tey teewal ko fi présenté nga leen muy délégation bu am solo
boo xam ne fonk gum fonk bis bi ak fonk gum fonk alquran moo tax mu jëmmalee ko yebal njabootam. tudd nga leen Mor Abdoulaye mooy imaamu jumaa ji, doomam moo nekk nii ci wetam di sëñ Ousmane Alaaji Abdoulaye nga ne mbooleem njaboot gi limoon nga leen. mu wax ma nag ne naa ñëw ci turam waaye mu boole ma kilifa yi nga xam ne moom lañ tudd léegi. lii nag li ko waral mooy xale bi nga xam ne moo ne ci suñ kanam tey jàngee fële ci mahad bi ñuy wax Nuuru Sabaax muy daara ji nga xam ne Cheikh Serigne Mbaye Niass radiallahu anhu moo ko sos ci ndigalal Maolana Cheikh Ibrahima depuis 1944 muy daara ju yàgg ne ni juróom-ñaar fukki at yi tegal na. bi nga xamee ne yàlla dogal na Cheikh Serigne Mbaye jógee fi bàyyi ñëw jox ndigal Cheikh Alhaaji Barham depuis 1973 daf ko jox ndigal ne ko man nga koy toxal ndax fi mu ne dafa xaw a xat waaye bàyyi fi tur wi muy Nuuru Sabaax. Nuuru Sabaax nag mooy leerug suba. leerug suba kenn ku ne xam ne day jëm kanam waaye du dellu ginnaaw loolu moo tax turam woowu ñu ko tuddee maanaa bi ñëw na ndax biñ ko sosee ba léegi li fi tari ci alquran ci jamonoy Cheikh Serigne Mbaye ak li fi tari ci alquran ci jamonoy Cheikh Barham te yal na yàlla yàggal fanam ci Gambie ak Sénégal ak yeneeni dëkk buñ ko doon lim dana bari lool. amul benn gàmm guy taxaw fii lu dul da nga gis juróomi gone gën ci ay néew tari alquran démb rek ca mbaaram ma ñetti xale tari nañ fa alquran. loolu mooy wane ne ndigal lañ ko joxoon sëriñ bi taxaw na ci taxawaay boo xam ne dëgg yàlla jéggi na dayoo ci beesal jàngu ba, ci saytu ga ca ñee jàngale ak saytu taalibe ya fay jànge. kenn ku ne xam na ni alquran mel, xam na ni alquran jafe, xam na condition njàngum alquran ba nit ñi danañ ci daj lu metti. mag ñi daan nañ jàng fukki at di laxas fenn fu ne ñu dem ba tari. fi ñu toll internat yi xew nit ñi di joxe alal ju bari, inscription ay 50 000 75 000, ay mensualité 40 000 50 000 moom mu mën a jël lu mat ñeent fukki xale wala lu ko ëpp yor leen këram moom ak ña leen di jàngal seen dëkkuwaay, seen dund duñ yolwaani, seen paj lépp mu yor ko ngir yàlla ak ndigal luñ ko jox. loolu rëy na. yàlla nag defal na ko ci ndam ndax at mu nekk ni ma ko waxee la fay tari ci alquran macha allah te benn parent mas di yëkkati dërëm ne ko am. loolu nag moo tax moom it xam na ne li muy def ci ndigal rek la koy def te it boo gisee moom man koy yenu ak diisaay bi mu woyof lool ci moom gannaaw yàlla ndigal loolu la. ak moom it loolu la xam parce que alquran mooy léppam, mooy xëyam, mooy ngontam, mooy guddeem. kon lu mu ci def woyof na waaye nag alquran lu diis la. loolu moo tax bis bii tey ñu bëgg a déglu xale bii nga xam ne kenn la ci xale yooyu doon jàng ci daara ji ci condition yi ñu wax. di ko ñaanal yàlla nag tawfiix. am na nag lu ñu wax ne nañ ko wax bala ñuy tàmbali. mooy ne alquran dafa diis. moom nag li muy def nii amul lenn lum cay def di am calcul bu mu cay calculer wala luñ ko cay jox wala luñ ko cay dig. dafay def ngir yàlla, def ngir alquran, def ngir ndigalal Maolana Cheikh Ibrahim ak Cheikh Serigne Mbaye. waaye nee na nag mbirum hadiye yi ñuy joxe bu xale bi taree ba pare daf ne la ca gën a néew mooy 20 junne. loola bu firi ne taalibe bi loolu la war a joxe waaye nag nit ki la ko jaral daf koy feeñal ca la muy def. ba tax na alquran boo yëkkati woon 1 milliard teg, yëkkati 4x4 teg, yëkkati immeuble teg, yëkkati ay billet màkk teg, fayut alquran. waaye nag nit ki lam fonk war na koy wane ci jëfam. ba tax na mu ngi soññi képp koo xam ne yaa ngi jàngaloo sa doom alquran bu tari jotee loo man ci hadiya nga joxe ko, joxoo ko moom mais alquran nga ko jox. ndax gis nañ nit ñoo xam ne dañuy fayal seen doom internat diirub juróomi at boo calculer lañ cay fay dana mat 2 millions ak lu tegu te terewut buy tari danañ yëkkati at yu bari yu am solo teraleek alquran.
man rek bu yàggut fii ci Kër Madiabel dund naa ko benn xale boo xam ne Dakar la doon jàngee internat baayam daf koo fayal ba mu tari keroog lam jukki génnee ko teg ko ci kanam sëriñ daara ba lim bu bari la ci ay junne loolu yëpp ngir teral alquran la ngir màggal alquran ngir darajaay alquran kon nag képp koo xam ne yàlla may na la doom ji tari alquran te benn teraanga gën de rëy teraangay doom ji tari alquran ci ëttu baayam ndax teraanga ji gën a sax nga xam ne dalay topp ba fa nga jëm muy fële ci yawmal qiyaama mooy alquran teraangay 4x4 da nga fiy bàyyi teraangay 8x8 teraangay immeuble yëpp da nga ko fiy bàyyi mais teraanga jalay fekk fële ci àllaaxira mooy alquran ndax yonent bi moo ñu wax ci lu wér ne képp ku sa doom tari alquran dana rambu ci xeetam juróom-ñaar fukki junne loolu kon jàpp naa ne teraanga jii tey xale bi war a defal ay waajuram ci ëttam bii muy ci wàllu ndeyam ak wàllu baayam benn jigéen wala benn baay mën da am teraanga ju ëpp ji. yàlla yàlla taxaw dimbal leen dëgëral leen may leen jàpp may leen doom yu baax jabar yu baax yu mën a jëme ci diine dëkkandoor yu mën a jëme ci diine àndandoor yu mën a jëme ci diine xarit yu mën a jëme ci diine yàlla bu ñu kenn fitnaal ci saay rek baat. kon mbokk yi di ngeen ko àndeek mi ngi noonu kon yi lañ leen jëlee woon fii ci Kër Madiabel waaye fii ci kër Hadaratu Cheikh Barham Niass nga xam ne lii ngeen gis yëpp ci teere yi yëpp mooy ki nga xam ne ni moom moo ko moom te itam jaayi ko wax dëgg yàlla nit ñaa ngi fi ñëw bu leen di jox teere ñuy tabax di dëkk loolu lépp di wax ne mooy dimbalante bi nga xam ne lislaam woote woon na ko fa tabarakallah ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér lool ñi ngi ñaan itam ñi nga xam ne ñooy taalibe yeeg doom yeeg ñëpp rek ñu jàpp ci réalisation liggéey bi ci rajo bi ci hôpital bi ci daara ji ci jumaa ji lépp rek su ko defee bu ko defee lépp rek dina taxaw incha allah marché bi kazaalika naka noonu kon ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen jotaay incha allah. ci caméra bi Mouhamed Bachir Niang ci kàddu gi Mouhamed Mounir Niang di leen jox dig daje beneen yoon incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.